ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéenay suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy dellu si ci benn sujet boo xamante ni defoon nañ ci ab taxaw seetluwaay bés ci ginnaaw ak benn intervention bu am solo boo xamante ni professeur Cheikh Oumar Diagne defoon na ko. il fallait d'abord ñu woo leen que ndaw soosé di Zeyda Zaman turam dëgg di Ndeye Fatou Ndiare Diop li muy woote yëpp dara amu ci. le temps que ñun ñu def ay investigation ci moom pour xam mooy kan exactement lan la am comme parcours maanaam fi mu jaar ñan ñoo làkku ci ginnaawam maanaam ban secte lay liggéeyal ci biir réew mi ak Afrique lan la bëgg li mu namm mooy lan. loolu lépp def nañ ci ay recherche ba ci sax dundam ak melokaanam tey rawatina deru segg bi nga xamante ni moom ak ñi nga xam ne ñoom la yàndal moom la ñu am habitude di sol. yooyu yëpp ay leeral la yoo xamante ni dañ ko def ci vidéo bi parce que day am solo trop day baax jëmm yu ñu mel ñu xamal leen Sénégalais yi rawatina ndaw ñi nga xamante ni ñu ci bari amaana li leen yóbbaale dafa yomb trop ñooñee mën a sukkandiku ci leeral yi nga xamante ni fas nañ yéene def ko ngir mën di moytu yenn naxaatekat yu ci mel ni Zeyda Zaman turam dëgg di Ndeye Fatou Ndiare Diop. Zeyda Zaman nag laataa mu doon woote li nga xam ne mooy kéemtaan ñi ko xam ñu ngi ko ràññee en tant que femme d'affaires mu nekkoon fi soxna maître Massokhna Kane nekk tey président organisation SOS des consommateurs maanaam ab kuréel buy xeex ngir intérêt consommateur sénégalais yi. d'ailleurs ñoom ñaar muy maître Massokhna Kane ak Zeyda Zaman seen benn doom bu góor lañ dugaloon ci internet bi benn vidéo boo xamante ni mi ngi ci doon sëy ak beneen moroomu góoram mooy waa ji takkoon doomu Momar Ndaw bu Ascosen te finalement sax dañu mujj divorcé. li waral divorce bi nag xamuñu ko est-ce que liñ ko doon tudd ci mbirum ñaari tur yi moo tax wala déet loolu suñu borom rek a xam. léegi nag moom Ndeye Fatou Ndiare Diop gannaaw ba mu tàqalikoo ki nga xam ne mooy maître Massokhna Kane mu ibbi ab cabinet moom Zeyda Zaman di yëngu ci wàllum seet ci Dakar mu jaaxaloon sax ñu bari parce que kenn xameewu ko woon ci mbirum seet mais nee na daal ab mbir la bu ko suñu borom may depuis lu yàgg. comme ni ngeen xamee rek Sénégal ak doomi aadama yu ci bari ni ñu gëmee mbirum jabar ak wàllum seetlu moom Zeyda Zaman commencé di am ay clients gannaaw bu mu ibbee cabinet bi. d'ailleurs d'après information yi nga xamante ni collecté nañ ko ñu bari ñi ko topp tey doon ay taalibeem ay clients am lañu woon. donc ñuy wax que ni dafa dof wala dafa amee feebaru xel newul argument boo xamante ni mun nañ ko mën a jàpp doful dina jàpp ko li muy def xam na ko bu baax. léegi nag ñun li attiré suñu attention ci moom rawatina jamono gi ñuy def investigation ci mooy kan exactement mooy ndekete moom Ndeye Fatou Ndiare Diop ñu koy woowee tey Zeyda Zaman dafa jàng li ñuy woowee scientologie. lan mooy scientologie benn secte la boo xamante ni bu ñu sukkandikoo ci ay spécialiste bokk na ci secte yi gën a dangereuse yi gën a doy waar ci àdduna bi waaye itam secte yi nga xamante ni ñoo gën a efficace ci anam gi ñuy fonctionner. secte la boo xamante ni dafa am ñaari objectif bi ci njëkk mooy le pouvoir et l'argent maanaam nguur ak dayo ak lii di alalu àdduna waaye itam lu ñuy dippee l'argent pour accéder au pouvoir et le pouvoir pour accéder à l'argent maanaam am alal ngir jot ci nguur wala yegg yenn dayo yi wala yegg ci yenn dayo yi pour mën a am lii di alal te seen objectif boobu noonu amul dara lu ko wutaleeg objectifu secte maçonnique yi parce que ñoom secte la boo xamante nii comme domaine franc-maçonnerie dañu am lu ñuy woowee mbirum bàyyele ak ndayele maanaam bu ci dugg day am koo xamante ni mooy jàpp sa loxo te leneen li nga xamante ni seetlu nañ ko mooy seen parrain yi ñu ci bari dañu am alal ju jéggi dayoo alal ju bari preuve bi mooy yenn ci parrain yi nga xam ne ñoo ëpp dayoo ci secte boobu muy scientologie ñu ràññee ci Tom Cruise ak John Travolta dañuy am habitude di verser lu toll ci 10 millions de dollars ci biir kuréel googu noonu buñ ko xaymaa ci CFA mu toll ci 6 milliards de francs CFA pour wàll leen ni rek naka la ñu amee ay moyens pour organiser seen activité fépp ci àdduna bi. donc ñi nga xamante ni doon nañ poser ay question naan nan la Zeyda Zaman def ba organiser ay événements biir King Fahd Palace ak ni mu chéré lii rek benn réponse la boo xamante ni day wane ni effectivement am na ñu nekk ci ginnaawam di ko financer parce que fii ci Sénégal amu fi ay junni taalibe yoo xamante ni ku ci nekk mën na ko ci jox ay millions ba muy organiser activité di voyager fépp ci Afrique di amal yenn événement mi donc effectivement am na ñu nekk ci ginnaawam di ko jàppale. beneen particularité scientologie secte boobu mooy ñoom dañu naan gëm yàlla nekkul loo xamante ni priorité la ci doomi aadama bi maanaam ñoom dañu ne gëm que ni suñu borom subhaanahu wa taala am na dafa nekk loo xamante ni ab mbir mu secondaire la képp ku bokk ci ñoom mun nga gëm yàlla mun nga bañ a gëm yàlla
moo tax seen biir secte bi dañ ciy fekk ñoo xamante ni ay jullit lañ waaye itam am na ci ñu bari ñoo xamante ni ay chrétien lañ ba ci seen charte bi nga xam ne moo tënk anam gi nga xamante ni ñoom moom la ñuy fonctionner dañu ne l'église de la scientologie n'est pas exclusive. Un scientologue peut aussi appartenir à un groupe religieux. L'on compte parmi les scientologues actifs des catholiques, des protestants et les adeptes du judaïsme et bien d'autres religions. ñu ne ñoom seen église bi ñoom scientologue yi amul boddi wante kenn ku ci nekk mun nga bokk ci benn diine parce que ñoom seen biir am na ay catholique am na ay protestant am na ñeneen ñu gëm yeneen diine. ñu ñëwaat ba tey ci seen charte bi ñu ne l'objectif de l'église de la scientologie étant d'aider l'individu à mener une vie plus heureuse. Les principes scientologiques ne comportent rien pouvant s'opposer à d'autres croyances religieuses. ñu ne ñoom li leen tax a jóg mooy dimbali doomi aadama bi ba mu am dund gu gën a mucc ayib. ñu ne ñoom anam gi ñuy doxalee du pour faagaagal li nga xamante ni mooy ngëmu doomi aadama bi mais loolu noonu du loo xamante ni ñoom duñ ko gëm maanaam loo xamante ni dëgg la parce que bu ñu seetloo anam gi ñuy doxalee ñoom loolee wute naag trop seen doxalin. parce que boo demee ci seen charte yi ñoom dafa am lu ñu wooyee contradiction parce que yow mënoon ni yow sa bépp membre bu ko neexee bokk ci bépp diine moo xam bu mënti doon alors que ci njëlbeen ba daga ne doomi aadama bi bu ko neexee mu gëm yàlla bu ko neexee mu bañ gëm yàlla dès lors que nga ne nit ki am na choix wu weddi yàlla am naam déet weddi nga bépp diine moo xam l'islam wala christianisme. te bu ngeen seetloo loolu noonu ñi ngi koy prouver ci benn partie seen charte yi nga xamante ne nii ñoom nee nañ loolu mooy seen objectif parce que nee nañ ñoom li leen tax a jóg mooy dimbali doomi aadama bi ba mu am dund goo xamante ni dund gu mucc ayib la te yaakaar na ni ñun ñi nga xamante ni dañu gëm pour am dund goo xamante ni dund gu mucc ayib la mbégte ak xel mu dal Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yonent yàlla Isa xale nañ yoon woo xamante ni bépp aji ngëm bu ci jaaree tegu ci yoon wi mën na mucc àdduna ak yomal xiyam keneen nag ku ñëw woote leneen loo xamante ni wute nag loolu noonu weddi nga yooyee diine. te li leen limal nii sànq muy charte yi nga xamante nii moo ëmb li ñuy wooyee scientologie boo demee ci situ Seyda Zaman da nga ko fa fekk. parce que ci sitam ñi ngi bind mission yi nga xamante ni ñoom moo leen tax a jóg benn bi ñu ne seen mission mooy aider la personne à se redéfinir en bien à s'améliorer le plus possible et à accentuer tout ce qu'Allah souhaiterait de son être. ñu ne ñoom li leen tax a jóg mooy dimbali doomi aadama bi ba mu yëg boppam bu baax maanaam nekk ci situation boo xamante ni day nekk à l'aise waaye itam mel ni nga xamante ni suñu borom moom la namm mu doon. donc moom bu ngeen seetloo kàddu yi dafa jàppe boppam comme ab yonentu yàlla. parce que comme ni ñu ko waxee sànq rek lépp lu doomi aadama bi mën a def pour topp ndigalu suñu borom muy doy terem yonent yi jàngale nañ ko te yonent yi ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lay jeexee mais moom dafa considérer boppam comme ab yonent yàlla parce que nee na li ko tax a jóg mooy dimbali doomi aadama bi ba mu gisaat boppam ba mu yëgaat boppam waaye itam gën a jege suñu borom te loolu lépp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko kon moom considéré tul boppam comme ni mu ko waxee naan messager du messager d'Allah mais dafa considérer boppam moom directement comme messager d'Allah maanaam koo xamante ni suñu borom moo ko yónni alors que yónnent jeex na. ba tey ci ambition yi nga xamante ni moom Ndeye Fatou Ndiary Diop ak organisation yi nga xamante ni ñoo koy financer leen tax a jóg ba tey bu ñu demee ci sitam bi dafa ne yàlla moo ko yónni pour que mu tënk ci ay activité am li ñuy woowee l'éthique et le genre. te ku wax genre mënoo bañ a citer ñi ñuy woowee borom ñaari tur yi jigéen ak jigéen yi say seen biir ak yeneen doomi aadama yu xeetoo ni ñoom la preuve mooy Ndeye Fatou Ndiary Diop day tukki fu bari ci Afrique dëkk yu bari dem na fa Côte d'Ivoire Mali ak yeneen réew fii ci continent bi ak benn ONG bu ñuy woowee association pour l'entraide et le développement. mission organisation boobu noonu nag bi nga xam ni moom lay liggéeyal bu weesoo promotion bi nga xamante ni ñu ngi koy def pour li ñuy woowee leadership féminin. li ëpp solo ci seen combat mooy ñu reconnaître mouvement borom ñaari tur yeeg jigéen ak jigéen yi say seen biir ONG boobu nga xam ne moom lay lëkkalool yenn ci seen mission loolu la te bu weesoo loolu itam li nga xamante ni ñu ngi koy woowee la théorie du genre dëgg-dëgg li ko tax a jóg mooy jàmmarloo ak l'islam parce que ñoom jàpp nañ ni ak association féministe yi que l'islam dafa néewal doole jigéen amul droit jiite julli jigéen mooy gën a néew la li muy donn bu ñuy miraas ñu ne nag loolu ñoom dañ ko jàppee comme néewal doole alxuraan l'islam dafa néewal doole jigéen looloo tax boo demee réew bu mel ni France nga gis fa ay jigéen yoo xamante ni ñoom dañu ne ay imam lañ ay góor jigéen yoo xamante ni ñoom dañu ne dañuy jiite loolu lépp ay campagne de propagande la yoo xamante ni li ko tax a jóg mooy xeex l'islam bindaat téere alquran bi nga xamante ni ñoom jàpp nañ ni joxul benn droit jigéen alors que loolee lépp amul
léegi nag ay organisation yi nga xamante ni ñoom nee nañ li leen tax a jóg mooy li ñuy woowee violence basée sur le genre ñoom ñooy financer ay nit yu ci mel ni Keyna Bahloul bi nga xam ne mooy jigéen bi njëkk a nekk imam biir France ñoom ñooy financer Ludovic Mohamed Zayed bi nga xamante ni moom ab imam la nee na te ab góor jigéen la ñoom ñoo ne ci ginnaaw nit ñu ci mel ni Ndeye Fatou Ndiaye Diop bi woowee tey boppam Zeyda Zaman ne ab yónenti yàlla la. te lenn rek moo leen tax a jóg mooy xeex diine yi fi nekk parce que ñoom dañu jàpp ni doomi aadama ci boppam rek diine la te loolu Zeyda Zaman wax na ko ci benn ci ay vidéo am. La main propre, remplie de spiritualité et de propreté pour aller de l'avant et remettre à niveau un système défectueux qui n'engage que lui seul. Allahu Akbar. ñoo ko déggandoo nee na dafa ñëw pour remettre à niveau un système défectueux qui n'engage que lui et lui seul moom lan lay considérer comme système défectueux du lenn lu dul li nga xamante ni mooy suñu diine yi muy l'islam ak christianisme parce que ci wàllum scientologie ñoom dañu ne doomi aadama nekkul seulement yaram wala tur biñ koy woowee xel wala leneen ak leneen mais ñoom nee nañ doomi aadama kese diine la parce que mën na sukkandiku ci boppam pour xam àdduna ak li ko wër lii nag ay waxu seytaane la yoo xamante ni tegul fenn. ñu ñëw nag ci melokaanu moom Zeyda Zaman ak ñi nga xamante ni ñoom lay àndal tout le temps dañuy seetlu que ni ñoom dañuy sol ay tissus yoo xamante ni dafa am melokaanu deru segg loolu nag nekkul loo xamante ni c'est fortuit maanaam defuñu ko ci nen parce que c'est des symboles sataniques boo consulter ay documents yi nga xamante ni day wax ci symbole satanique yi di nga xam lan moo tax bépp doomi aadama boo xamante ni da nga am liaison ak seytaan maanaam yow jaamu seytaane nga nit ñu bokk ci ñooñee chaque fois duñu am habitude di sol genre habillement yooyu muy deru segg bi benn ci ay documents yi nga xamante ni jot nañ ko consulter bi ñuy def ay recherche ci Zeyda Zaman ak ñi nga xam ni ay jaamu seytaane lañ melokaan yi nga xam ni moom la ñuy mel saa su ne bu ñuy feeñ télé wala moo xam ci yenn événements yi panthère c'est le symbole de concupiscence boo ko déggee mooy topp gi doomi aadama bi di topp nasu bakkanam maanaam di mooy di bokkaale topp alalu àdduna yaakaar ni dunya kër la lépp lu doomi aadama bi di def rek ci kaw suuf te seetu ci yàlla loolee panthère yi moo koy symboliser tey boo xoolee caaxaankat yépp ngay dégg ñi nga xam ne dañu bokk ci ay loge maçonnique ba ci ay artistes ñu ci bari dañuy sol genre habillement yi alors que bu ñu gëstoo ci wàllum diine suñu borom daf ñuy xamal ni àdduna du kër ñoom seytaane yi dañu jël àdduna daf ko kër parce que nee nañ doomi aadama dafa war a profiter ci bànneexu àdduna yi mais ñun ñi nga xam ne dañu gëm alxuraan daf ñu xamal que ni àdduna du kër dañ fi ñëw pour liggéey loo xamante ni ëllëg moom lañu war a jëriñoo yowmal xiyaam bañ na ko ba boo demee ci alxuraan surat 46 verset 20 suñu borom mu ngi ñuy artu ci fànn boobu noonu fii suñu borom di ñu xamal ni yéen ñi nga xamante ni da ngeen lànk bañ a gëm gannaaw ba ma leen tàbbalee safara dinaa leen fàttali ni ba ngeen nekk woon ca kaw suuf da ngeen toppoon seen nasu bakkan kon tey dinaa leen buggal ndax rëy ak ñàkk worma gi ngeen nekkee woon ca kaw suuf kon ñu mel ni tey Zeyda Zaman di bubboo diina ji ndax alalu àdduna di yor melokaanu seytaan ci tayeef ñi leen di topp nañ delloo seen xel laataa ñuy toll ci benn niveau boo xamante ni dellu ginnaaw dina wees donc vidéo bi tey loolu la woon mu doon ab taxaw seetlu bu gënoon yaatu parce que biñ ci mujjee woon def ab intervention la woon pour leeral ci wàllum diine que amul keneen ku mën a ñëwaat après Mohamed di woote ni yow ab yonentu yàlla nga laataa ñuy ñëwaat ñun indi ci ay leeral gannaaw ba ñu defee ay investigation ci ki nga xam ni moo woote tey muy Zeyda Zaman te li muy woote yëpp dara amu ci tegul fenn yaakaar ni tey bu fekkee ni moom am na ku mu war a dimbali dëgg mooy doomum ji góor ji nga xamante ni ñu ngi koy tudd ci ay mbirum borom ñaari tur yi yaakaar na ni moom bu dee mission rek moo ko tax a jóg am na mission bu ko suñu borom dénk maanaam dénk na ko njaboot te mu war leen xool ci lan lañ nekk xool lan la ñuy def xool ban yoon la ñu jël mu jéem leen gindi kon moom am na mission bu mu war a lijjanti lu dul xëy di woote ni suñu borom daf koy yónni alors que li ko tax a jóg leen kese la mooy business am na ñu ne ci ginnaawam am na ñu koy financé donc loolu lépp mat nañu bàyyi ci xel donc jàngat bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dig daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf